voilà ñoo ngi jàkkaarloo ak ki nga xam te si ni moom mooy Baye Cheikh Mbaye Rock nekk un leader politique auprès du ministre maire Moustapha Diop ak Serigne Louga Baye Cheikh ñoo ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum mon frère maa ngi lay nuyu di nuyu waa STV li may wax rek naan kuy wàllu yaani ku ne sa koñ moo tëggul mais bu ma amee ay frère ñu am site bu mel nii lu may def rek man fi laa koy jàllale léegi lu may def rek ak lu may mënti def rek fii laa koy jàllale parce que fii mooy site bi nga xamante ne nii mooy sunu site. waaw di wax ni di remercier waa Louga gépp ndax surtout waa Kër Serigne Louga ni génnee démb ci caravane bi teeru le ministre maire Moustapha Diop nga xam ni xol yëpp moo sot nga xamante ne nii leader yi nekk ci Louga yëpp buñ dajaloo di ko contre waa koñom rek ñoo ko mën a jàppale waa koñom nag xam loolu mag ndaw góor jigéen ñëpp génn massivement teeru ko ñi yendu ci télé bi ñii ba 1h du matin ñi ngi toog ci télé bi même bi caravane bi jàllee maire yaa ngi toog ñi nga xamante ni sax daaw leen gis ci politique ay sportif la ñoom ñëpp dañoo génn. waaw maa ngi ciy nuyuwaale suma benn waay boo xamante ni nii muy Monsieur Gaye démb damaa jaaxle parce que dafa sol tiset yor posteeru Tafa Diop di daw ci télé bi loolu ku ma ko waxoon wax dëgg yàlla du ma ko gëm quoi il fallait que rek ma teg ko parce que pour man loolu rêve la ci man mais ma xam ni bëgg-bëggam moo ko yóbbu ci loolu ak sot bi ñuy sot sunu doom ñun ñëpp ñu war a génn ñëw jàppale ko ma lay wax ni la mbool Tafa Diop li génn démb kër sëñ Louga di leen wax ni maa ngi leen di encourager bu baax a baax a baax di ñu wax ñu gën a jàpp ñu gën a génn ñu gën a génn waa dëkkandoo génn nan waa raay bi génn nan waa jom ji génn nan waa Mamel génn nan Medina garage génn nan ñëpp a génn kër sëñ Louga pour soutenir le ministre maire Moustapha Diop. ñu gis ni démb da ngaa déployer say moyens génn ay flambeau yoo xam ne ni li ma gis démb ñu taal ko ci ay flambeau war naa mat 20 nga génne jeunesse génne waa der gi tellement fii dafa fees tellement fii dafa bari woon ay jeunesse yi nga xamante si ni ñu nekkoon sa ginnaaw loolu ban jàngat la lay def. waaw xanaa teraanga rek a koy fay parce que Moustapha Diop dafa def ci ñun teraanga il faut que ñu delloo ko teraanga bu xeex jotee. dañoo war a taxaw xeex surtout maa nag muy xeex boo xamante ne nii ñun rek ñoo ko ci mën a jàppale parce que duñ ko ci da ci wét du ci wét daal parce que xam nga li may wax souvent rek naan Moustapha Diop jirim la quoi parce que yaayam nekku fi yàlla na ko yàlla xaare àjjana mère Dior. amiin baayam nekku fi muy Pa Basirou Diop. yàlla na ko yàlla xaare àjjana mbooleem woy dawli yi yàlla na leen yàlla jéggal ñun ñi nga xamante ni ñooy militant mu nuy jàppale utal ñu liggéey placé ñu est-ce que comprendre nga bu xewlee dañ ko war a xeexal jàppale ko moo tax ku nekk boo dencee dara doos gor boo dencee dara rek mbóol mon frère doos gor ku nekk da nga war a génne say moyens sax jàppale ko ba mu jàll ba yàlla may ko ndam Macky Sall xam ni moom mooy le roi di njàmbur man loolu laay wax le roi di njàmbur wax naa ko waxati ko te xam naa ni mooy nekk le roi di njàmbur incha allah le 23 parce que ki nekk ci xol yi bokkut ak ki nekk ci xef yi mais Moustapha Diop vraiment dafa nekk ci xol yi may wax ni li may lancé appel muy waa kër Serigne Louga école Mbat Manar Alhuda Teen Ngelaw ak école yi nga xamante ni kër Serigne Louga moo leen yilif bu kenn xeex bu kenn xuloo bu kenn def dara na ñëpp ñëw ci dal ñu jëli suñuy militant ñu ñëw voter le ministre maire Moustapha Diop. ñu gis ni Cheikh Abdou Ndiaye barki Demba Ndiaye def na benn meeting bu rëy mais la fa nekkoon ci ay mbooloo lu mu bari daf laa seppi ni Baye Cheikh Mbaye Rock mii jàppale na ma ta ba may jàppale lii xewut waxal la fa lu baax ban relation nga am sa diggante ak ki nga xamante si ni moom mooy Cheikh Abdou Ndiaye. Cheikh Abdou Ndiaye c'est le meilleur quoi parce que man yàgg na. ci jamono ji ñu ma defal lu baax man fi mu toll bu ma fi toogoon di wax ñi ma defal lu baax kon émission bi du fi xaj mais Cheikh Abdou ba ma koy defal lu baax du dërëm du ñaar dërëm du dara mosuñoo toog mais dama gis lim doon def ci population di jàppale dëkkandoo
di yóbbu ay nit Màkka di leen jàppale ci moyen ma ñëw 4 avril ñu dénk ma micro bi ni ma loo xam ci défilé bu Louga bi man leen défilé bi tey neexul ñu ne ma lu tax neexul gouverneur a ngi ne nit ñi génn man leen neexul parce que Macky Sall dafa limogé benn doomu Louga bu social bu baax boo xamante ni day dimbali nit ñi di jàppale sport bi di jàppale daara yi mu dàq ko ci ay wax te loolu erreur la man mii Macky Sall laa faral mais bu ma sañoon dana ko jël te waru koo dàq ndax Cheikh Abdou leader bu baax la te ñépp a koy sagoo mosuma may ñaari dërëm mosuma may dara mais xam naa ni leader la boo xamante ne ni ñun waa Kër Sëñ Louga dañ koo war a téye li may wax rek ñun waa Kër Sëñ Louga dañoo am loo xamante ni dañoo war a mànkoo nekk benn di xàccandoo di dóorandoo pour ministre yeeg président yeeg yépp ñu am ci parce que Cheikh Abdou Ndiaye Moustapha Diop ñoom ñaar bu nu àndee nekk benn waa Kër Sëñ Louga luñ bëgg mën nañ koo am ndax Cheikh Abdou Ndiaye bu dee jàppale waa dëkkandoo Tafa Diop di jàppale waa penc kon bu yàggee suñ frères yi nekk fii ci dëkk bi ñëpp placé ñun rôle rek lañ ci bëgg te ban koy wax tamit yàlla rek moo tax ñu wax ko moom nag mu am grandeur taxaw mbooloo mépp taxaw looloo ma gënal milliard mu wax loolu adduna bi nag loolu dafa raar yenn saa yi nga defal nit lu rëy lu gën a rëy li ma defal Cheikh Abdou te bu toogee ci ay nit danaan kii defaluma ko te loolu baaxul nit day am grandeur lu nit defal ci àdduna rek boo toogee bu rëy pour wax ko voilà loolu la ma Cheikh Abdou defal moo tax kontaan naa trop. macha allah kàddu yi rafet na pour ñi nga xamante si nii ñoo war a voter suba ban xel nga leen di jox. waaw xel bi ma leen di jox mooy ñoom ni ñu bëggee Moustapha Diop ak ni ñu ko defee seen xol ñu dal def ndànk ba bañ a juum wala ñu def erreur parce que bii mooy marron bi. marron bees bi am bopp fas bu zone bi. mooy baax bi. mooy baax bi mooy bu le ministre maire Moustapha Diop mi nekk ci xol yi ñi ànd ak Tafa Diop bii rek lañ soxla bu ñëwee ci kaw taabal ji dinañ jël yépp mais bii mooy nekk ci kaw bii bu nekkee ci kaw ñu dem ba ci mbañ gàcc ñu sànni yi nekk foofu yépp ca mbalit ma jël bu marron bii am bopp fas bu zone bi lem enveloppe lem kayit bi jël ubbi enveloppe bi. dugal ko ci te bañ kaa tëj. bañ kaa kole waaw ba pare dugal làmmiñ bi ci enveloppe bi dem dugal ci kees gi Moustapha Diop voteel Moustapha Diop demaat wëraat jëlaat bu marron bi téye jël yeneen xob yi ci topp bu ñu demaatee ci mbañ gàcc gi sànni ko ci suuf jëlaat marron bi ubbi enveloppe bi dugal ko ci te bañ kaa kole jël làmmiñ bi dugal ci biir dem voté muy ñaari yoon boo ñëwee nga doog a dem signé laal encre génn vote bi nag ñaari yoon la ñaari yoon yépp marron bii ngay jël boo demee voté benn yoon boo ñëwaatee tamit bii ngay jël dugalaat ci beneen kees gi muy ñaari yoon ñu bañ koo jaawale bañ a xinimi bu weex bi moom baaxul lu fa nekk ci weex rek bu ko kenn laal da nga ko jël nag parce que da nga ko war a jël téye ko sa loxo mais boo demee ba ci mbañ gàcc gi nga dugal bu marron bi bañ a coller enveloppe bi bañ a nekk di tëjëg da ngay dugal ci làmmiñ bi tijji ko lem ba mu ndaw nga dugal doo ko dem dugal ci kees gi ñëwaat jëlaat téye bu marron bi ba mu leer nañ nga demaat tijji enveloppe bi dugal ci kees gi doo ko dem signé laal encre dem sa yoon dem sa kër toog 6 heures nga ñëw génn xaar résultat bi Moustapha Diop zibilé ma leen di wax nag jërul xuloo jërul xeex te bu leen kenn xoqatal ba ngeen bañ a ñëw voté na yéen ñëpp génn massivement ñëw voté parce que am na sécurité bu doy bu fi nekk bu kenn xuloo tamit bu kenn xeex li may ñaan ku voté na nga dem sa kër toog ba 6 heures nga ñëw bëgguma kenn dajaloo manaar alhuda comme ni ñu ko doon defee ku voté na nga dem parce que mën na noo ñëw indi foofu problème parce que doolay Moustapha Diop yëpp manaar alhuda la moo tax ñun woote wuñu problème jàmm rek lañ voté pour ñëpp ñëw mën a voté teel a ñëw nag 7 heures ñëpp war na noo jug ñëw voté ji
parce que 6 heures dañuy tëj bureau yi te ñun macha allah dañoo war a ñëw jàppale Moustapha Diop ku añ ba pare wala nga naan ataaya bëgg naan da ngay woteel Moustapha Diop loolu baaxul da ngay teel a jug 7 heures ngay jug njëkk ci bureau yi voté dem toog looy mënti def nga def ko man rek loolu laa wax di woo waa dëkkandoo ñu génn en masse géem a gagné seen école waa penc ñu géem a ñëw en masse jàppale Moustapha Diop waa raay bi Mamel ak ASC yi Marbat ñoom ñëpp ñu génn parce que xam nga Moustapha Diop dañ ko war a jàppale ñun ASC yi bu nawetaan jotee mu génne xaalis jox ASC yi ñi dem jëli seen kayit yi def ay démission bu daw déroulé ba ci digg bi mu joxe xaalis may raay bi may équipe yëpp kon nag loolu ñun waruñu koo sàggane li may wax rek naan suñu avenir moo nekk en jeu ni mu nekkee en jeu mooy dañu am xale bu ndaw bu dëkk Louga nekk maire amul benn taas tour de compte épinglé wuñ ko tour de compte woowuñu ko defuñu ko dara ñuy jël maire bi di ko jox keneen kudul moom ma ni gars yi bu leen dof nit du am ministre ba pare di ko wàcce parce que dëkk bu nekk day kaas pour mën a am ministre ñun ñu am ministre maire bu nekk ci gouvernement bi kon nag suba dañ koy voteel pour mu gagné am yeneen i ndomba ñu mën a yokk yeneen ministre yoo xam ne yu set lan waaye kenn du am ministre ci dëkk ba kaa wàcce moo tax ñëpp nañ jël seen carte yi dem voteel le ministre maire Moustapha Diop mooy morom bees bii am bopp fas bi 2 fois nag la ñuy voté ñaari yoon yëpp maron bi ngay jël nga dugal ko mbool loolu daal laa amoon ci lu may wax wasalaam di nuyu waa Kër Sëñ Louga di leen wax ñu teel a jug di nuyu waa STV ndax ñun léegi dañoo am suñ télé am suñ lépp ndax suñuy rakk bu amee lu mel nii dañ leen di encourager pour lu ñuy def sorte bu ñuy def fii leen koy defee wasalaam di woo Louga gépp di woo Amazone yi pépinière ñëpp nañ génn en masse ñu voté bu kenn xuloo bu kenn xeex le ministre nee na bu kenn xuloo bu kenn xeex kun wax dara lu ñaaw sax bàyyil ba timis parce que affaire bi du yàgg loolu rek laa amoon ci lu may wax wasalaam yàlla na nu yàlla may ndam ci darajay Seydina Mohamed. macha allah kàddu yi am na solo mu nekkoon Baye Cheikh Mbaye Rock un leader politique un jeune très engagé vraiment mu yëkkati woon ci ay kàddu yu am solo te yaakaar naan li muy wax nii ku nekk war na ko mën a bàyyi xel